nuyu mbooleem soppe Walfadjri. voilà Pape itam ñu nuyu la. maa ngi lay fay maa ngi am mbégte teewaat ci plateau édition du soir. voilà gi ñu masawaat la comme niñ ko waxee woon sànq gannaaw ba nga xamante ne teg nañ la loxo diirub weer ba tegal ay fan nga nokki ngelawal feex démb fi mu nekk nii li askan wi yëpp di laaj moom moo di ne lan lañ la notifié woon pour teg la loxo. Je pense que sama avocat yi wax nañ ci xanaa rek ma jaaraat si. waaye Awa di leen di wax yéen ñëpp massa seen wàll di leen di gërëm di leen sant di profité waale di gërëm ñëpp sant ñëpp fii ci Sénégal ci Afrique ci àddina si mbooleem sénégalais ak kudul sénégalais mi nga xam ne ñaanal nga ma ñi nga xam ne def nga li nga mën ak li nga mënul ngir ñun ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay détenus politique ñenn ñi génn am na ñeneen ñu des ñu ngi am yaakaar ne dinañ génn ci nu mu gën a gaawee moo xam waa Diourbel waa Ziguinchor waa Dakar. donc di leen di gërëm yéen ñëpp di leen di masawu coono yéen waa Walfadjri parce que bi ñu donte ñu ngi nekkoon ci kaso ñu ngi doon suivre événement yi di leen di masawu coono ci li ñu coupé seen signal. di masawu coono waa Sen TV li ñu coupé seen signal. di masawu coono waa TFM mi nga xam ne saccagé nañ waa GFM laay wax sax saccagé nañ seen yenn locaux yi. di masawu coono mbooleem xëy na taskatu xibaar mi nga xam bi ñu nekkee woon ci DIC ay waxu trouble à l'ordre public menace genre yooyu la ñu doon wax mais bi ñu ñëwee ci Samba Sall doyen des juges lim ñu jàngal ne procureur moom la ñuy toppee daanaka wute woon na loolu ak li nga xam ne moom la ñu xamaloon ci DIC moom la ñu doon toppee ci DIC donc association de malfaiteurs provocation de délits et crimes ak organisation de mouvement insurrectionnel. voilà ñett yooyu la ñu doon toppee maanaam kon benn mel ni ay samba boy ay wuyu ñoo lëkkaloo man ma bokk ci. bokk ci samba boy ak wuyu yooyu nga xam ne ñoo lëkkaloo xaw ma pour yee fitna wala daaneel état bi ak ñoom seen. loolu mën noonu laa mun faram fàccee donc benn topp bu njëkk bi mooy association de malfaiteurs ci nasaraan ñaareel bi provocation de délits et crimes maanaam dama def wax loo xam ne def wax bind voilà et cetera ak ñoom seen loo xam ne jur na yenn fitna wala tax na ba ñeneen ci ay doomu sénégalais def loo xam ne yoon da ko tere muy délit ak crime ñetteel bi muy organisation d'un mouvement insurrectionnel maanaam mais kuréelu ci anam boo xam ne li ñu tax a jóg mooy daaneel xëy na état bi daaneel président Macky Sall jëlee ko ci nguur gi noonu laa ko mën faram fàccee. mais tey jii mun nañu wax ne Clédor ak Assane Diouf ñoom toppe nañ leen ne dañoo wéccoo ay message ndax yow ci wéccoo message yooyu da nga cee bokkoon wala dafa am lenn loo ci tax tey. takkuma si ci nii wala ci naa parce que audio boobu ñu doon wax ne Clédor moo ko def daanaka ci DIC laa ko dégluwee pour la première fois. te wax naa leen ko ñaareel bi ci audio bi doo ci mës a dégg Guy Marius Sagna doo ci dégg frappe donc dama xamul man lan laa jotee ak audio boobu man personnellement ak lan moo tax jàppuñu ñeneen ci frappe lan moo tax jàppuñu ki nga xam ne moom mooy suñu kilifa ci frappe muy Ousmane Wade lan moo tax ñu jàpp ma man ci audio bi benn tur nga fay dégg muy Assane mais ñaata Assane ñoo am ci àddina si lan moo tax ñu war a jàpp ne Assane Diouf la donc man bokkuma ci audio bi laaj nañ ma ndax man jot naa ci audio bi man na leen mais yéen nu ngeen def ba liiree sama yeneen message loo tax defu leen noonu ba xam ndax jot naa audio bi ndaxte liir ngeen samay message wan ngeen ma ne liir ngeen sama message ndaxte yaa ngeen may wax ne kan mooy Babacar bi nga doon yónnante message ba di ko wax waxu fukki junni ba di ko wax conférence de presse bi war a am le mardi 23
te loolu ay message WhatsApp la woon. ñu ne ma kan mooy Babacar boobu conférence de presse bu ban conférence de presse la man ne leen mais bu fekkee état am na doole ba di lire samay message kon yéen war ngeen mën a lire samay message ba xam ndax jot naa audio wu Clédor am déet. waaye li ma leen mën a wax mooy sax faf jotuma ko bu ma ko jotoon tamit naa wax jot naa ko. donc laalewuma ci nii wala ci naa ci audio boobu. laalewuma ci nii wala ci naa. xëy na ak Clédor Sène ndaxte yaa ngi di fàttaliku dañoo lancé seen plateforme Le Peuple. donc ak ay ñoom Dambodj. voilà donc gis nañ ñëpp ñu nekkoon ci table bi man bokk ma ci woon FRAPP bokk ci woon Y'en a marre bokk ci woon FDS bokk ci woon ñeneen ak ñeneen bokk ci woon lan moo tax ñu ma doon tongali man di tongali waa FRAPP en réalité ay lay la woon ngir dagg bopp FRAPP noonu lañ jàppee Fatima Mbengue noonu lañ jàppee. muy wuri Diallo ak ñeneen ñoo xam ne bu ma doon lim dina gudd ndaxte ëpp na ay fukk yu demee noonu donc pour man ay lay la woon ay pexe la woon yoo xam ne dañ ko laloon ndaxte xëy na jàpp rek ne tey jii nii bu fekkee askan wi dafa nar a jóg pour xeex nooteel xëy na FRAPP mënu see set jàpp ne xëy na FRAPP bokk na ci mbootaay yi nga xam ne mën nañ mobiliser ndaw yi mën nañ mobiliser askan wi foog naa ne loolu moo nekkoon wax ci ñu doon def lu ñuy woowee foofu laay daaneel arrestation préventive ci nasaraan maanaam dañ lay jàpp ndax njort ne mën nga def wala mën nga wax loo xam ne mën na jógloo askan wi te loolu yoon da ko daax mënoo jàpp nit rek ndax njort ne kii mën na wax kii mën na def loolu kon ça veut dire que ñun ñëpp suñu bakkan ci xott. loolu lay tekki. avant may ñëw ci Pape loolu la ñu njortoon mais terewul yéen bi ngeen nekkee en détention gis ngeen li nga xamante ne moom moo xew ci li nga xamante ne moom moo di réew mi sénégalais yi jug ay bakkan rot ci ay bien yàqu ci tey kon mu mel ni yéen ñi ñu yaakaaroon ne yéen ay sookee li ni mel askan wi si seen bopp ñoom ñoo ko sookeel seen bopp jugal ko si seen bopp. ñu bëri ci kaso Cap Manuel bi ma nekkoon ñu bëri ci kaso Sébikotane bi ma nekkoon may profité di leen di nuyu ñoom ñëpp muy ñi ma bokkaloon kaso ba ñi ma bokkaloon nekk muy ñoom Jean-Étienne Dacosta ñoom Raymond Patel ak ñoom seen dañoo waxoon ne heureusement xëy na mu fekk ñu biir kaso waxin la dafa soxla déggin ndaxte xëy na bu fekkee defuñu dara ñu teg ñu loxo di ñu teg ay tuuma yoo xam ne même juge bi sax sañu ko wax sa kanam te sa avocat teewul parce que dafa am ñaari xeetu charge am na ay accusations yoo xam ne juge bi mun na la placer sous mandat de dépôt te sa avocat du teew mais pour wax la gravité maanaam rëyaayu maanaam tuuma yi ñu teg Samba Sall doyen des juges sañu ñu yóbbu kaso te avocat yi teewul pour wan la ni mu rëyee ni mu diisee ci loosu doomu aadama donc dañ doon wax ne ségam defuñu dara ñu def ñu mandat de dépôt tuumal ñu ay tuuma yu rëy a rëy kon bu ñu fekkoon ci biti xanaa perpétuité la ñuy dóor donc li am na donc ñun ñoo ko gisandoo léegi nag xam naa ne état bi xëy na nee na dina continuer ay enquête am bon mais man jàpp naa ne yëfu tappale lay doon may fàttali ne dóor nañ ma ñaari liberté provisoire yoo xam ne ba léegi c'est pas définitive l'instruction suit son cours mais man xam naa ne amul benn instruction li am mooy xëy na suba mun nañ jëfandikoo benn ci liberté provisoire yi pour ne am na lu bees ci ñaari dossiers yooyu pour tëjaat ma kaso bii tamit c'est la même chose troisième liberté provisoire donc xëy na bu ci kanamee bu ñu waxee ne sànni nañ xeer xaw ma ci Auchan wala ci Total wala ci Sonatel wala ci SGBS ñu ne xëy na wala ci base militaire français yi nekk fii xëy na ñu jël si waa FRAPP ne xëy na voilà am na élément bu nouveau daal bu bees. Pape ma bàyyi la ak gi rawatina ak charge yi nga xamante ne en général suñ ko doon dégg association chambre criminelle la doon dem. su cour d'assises amoon ba léegi ñu ne cour d'assises la jëmoon mais ça montre la légèreté avec laquelle la ñu jël tuuma yooyu ngàll ko ci seen doon. ngàll ko ci seen loolu tout d'abord man damay intéressé wu ci sa casier judiciaire maanaam bii mooy ñaata yoon ñu lay jàpp. bëri na xam nga jàpp yi ñaari façon la bon de façon jàpp la am na jàpp yoo xam ne garde à vue cave lay yem
mu am yeneen jàpp yoo xam ne daf may yóbbu kaso. mais au total daal mën na ñaar à peu près 30 32 35 33 j'avais entendu 35 interpellations. man moom 32 laa compté xaw ma nag yow chiffre bi baax na ou pas. li am solo daal moo di ne ci ñetti at yii passé placé nañ ma ñetti yoon sous mandat de dépôt te dafa bëri. très bien alors dañ bëggoon xam les minutes de l'arrestation parce que sénégalais yi ñu ngi suppité ci anam yi ñu la jàppee da doon jëndi reer da doon def lii da lan mooy ñëwal ñu ci les minutes de l'arrestation maanaam jàpp gi naka la demee benn par benn. xam nga allez wóor na wóorul mais de toute façon képp ku bëgg a def ñaawteef ci man xam na man ni may dundee man rek maa dëkk sama jabar ak sama doom dëkkuñu ak man d'accord dañ ma sori donc man rek maa dëkk ce qui fait que man du ma togg. d'accord bon. dama yar sama bopp ay at a ngi ba même bu may dugg 3 heures sama kër sama reer dama koy jëndaale ngir rek bañ dox guddi alors loolu day wane ne Sénégal jàmm amu fi bu ñu demee ba ay citoyens man depuis ay at mënu ma dox guddi mënu ma dem fenn guddi waaw bu ma duggee 3 heures sama kër li ci ëpp du ma génnaat damay jënd sama reer 3 heures wala ma jënd sama reer midi ngir rek bañ a génn ngir rek bañ. d'accord koo xam ne daf ma bëgg a rey wala daf ma bëgg a faagaagal parce que loolu yëpp mu ngi ci biir. intérêt yi nga xam ne moom la ñuy xeex intérêt yu rëy la ci président Macky Sall waaye yu rëy la ci France ci Union européenne ak ñeneen donc rey nañ fi ay keneen ak keneen te ci xeex bi la bokk c'est pas pour tiital nit ñi foog ñun ñu xam suñu njaboot xam ne lu ñuy def dafa risqué donc bés boobu li yàlla di def defoon conférence de presse je crois le matin wala ngoon ak doy na. yaa ngi fàttaliku sax ñu soloon ay polo yi ñu bind je suis X. et peut-être même que ce n'est pas un hasard pour wax ne citoyen sénégalais yëpp dañoo war a wax ne je suis X. X bu ñuy topp d'accord ki nga xam ne moom la ñuy naan X la na ku nekk wax ne X la waaw bu ñu ko woowee assemblée nationale ñun ñëpp ñu dem assemblée nationale bu ñu ko woowee dikk ñun ñëpp ñu dem. parce que nanguwuñu ne Awa wala Pape wala Sonko wala Bougane wala xawma kan moom mooy X. donc ma ñibbi sama kër yàlla def bés boobu jënduma reer et ay 20 heures yooyu sama batterie portable faible 2% xaw ma 3% ma ne xaar ma chargé ko benn waxtu moo des pour couvre-feu ma ne xaar ma génn dem jëndi reer. donc ma génn sama kër defuma 300 mètres nekk ci digg tali bi mu lëndëm kus benn oto garé sama ginnaaw ñeenti nit wàcc fa Serigne Sagna ñu ngi lay xamal ne jàpp nañ la. man ne leen jàpp moom yomb na de yéenay ñan sax ci d'accord balaa ngeen di sori et puis fii dafa lëndëm li ngeen def sax wóorul d'accord mais ay samba boy sax li ngeen di def nii wóorul parce que mën nañ def ni ngeen di def ñu kidnapper ay nit donc noonu la ñu génnee ay cartes yoo xam ne man gisuma ko sax parce que mu ngi lëndëm donc noonu lañ ma jàppee yéegal ma ci oto bi donc dañ la menotté dañ la non militaire yi non boobu résisté wu ma d'accord ñu ngi nekk ay 20h10 nekk ci digg tali bi mu ngi lëndëm opposé wu ma benn résistance ma dugg donc ñu jaar VDN jaar Corniche et ñu egg si dikk donc mbir mi noonu la jàpp bi demee et bi ñu ñëwee jour boobu ak yeneen bés yi nga xam ne moo jiitu xëy na retour de parquet yeeg yooyu ñu may laaj ay laaj waaw laaj bu ñu la laaj mu gën a doy waar. nga naan xëy na lii la nga naan xëy na lii la nga naan xëy na. lan lañ la laaj exactement. waaw laaj yu njëkk yi moom ci wàllu police nationale la jëmoon waaw yaa bind ci sa Facebook que yaa ngi tuumal police ne moom moo rey Pape Sarr mi ci commissariat bu Thiaroye ndax yaa ko wax yow yaa ngi tuumal police su Sénégal ne moom moo rey Elimane Touré ci commissariat bu Port yow yaa ngi tuumal police su Sénégal ne. moom moo rey Abdoulaye Timéra ci allée du Centenaire boo wax nga sax ne am na ay vidéo ak ay images yu koy wane yow yaa tuumal police su Sénégal ne ñoom ñoo rey Seck Ndiaye ci néegam dóor ko ba mu dee et cetera yow yaay tuumal police Sénégal ne day def ay torture alors torture naka laa koy toroxal tuuti na sax pour wax en fait mais torture mais xëy na mais toroxal ba nit ki dee donc loolu moo nekkoon première question yi. mu mel ni kon poste yi nga xam ne ñun waa FRAPP dañ ko posté le samedi. 20 février poste loolu da leen métti parce que bu ngeen fàttalikuwee. mais ces déclarations jotoon ngeen ko def depuis très longtemps. yàgg na ça fait 3 ans. Ouais. parce que ci biir FRAPP ci biir liggéeyu FRAPP dafa am benn pàcc boo xam ne moom la ñuy woowee mais collectif pour la justice et contre les violences policières. donc dooy accusation yu bees dugguleet
c'est que police dafa génne communiqué di weddi tuuma yi. yow voilà nga confirmer wa non seulement dafa weddi tuuma yi mais ci biir communiqué bi mu ne képp ku fi waxati ne police su Sénégal dafay def ay torture ñu dal sa kaw. est-ce que loolu du défiance vis-à-vis de la police sénégalaise. ñoom weddi nañ nee nañ lii amul képp ku ko defati lii ak lii nga ñëwaat à la charge également. mais weddi bu gën bi mooy ngeen wax ñu Pape Sarr ca caaro yi naka la deewee. boobu ak léegi y a un déni de justice maanaam boobu ba léegi les familles kenn waxu leen lu xew. njabootu Pape Sarr njabootu Seck Ndiaye njabootu Elimane Touré njabootu Abdoulaye Timéra njabootu Fallou Seck njabootu ñeneen ak ñeneen lim bi gudd na kenn xamul waxuñu leen dëgg indi ñu leeral condamné wuñu sanctionné wuñu waxuñu lu leer donc police bu bañee mekki ñu tuumal ko état du Sénégal bu bañee ñu tuumal ko day wax lu leer day def lu leer day def yoon fekk nag amul défiance ci xeex la bokk parce que nag mënuñu di ñu rey mais Adja Ndiaye moo ci mujj mais seen collègue bi bu Dakar Actu fii lañ ko dóor ñun ñëpp gis nañ image yi mu dem hôpital am ay côte cassée d'accord mais fan la mujj ak ñeneen donc la famille ñing ñun ñëpp gisoon nañ ko weeru koor daaw donc nit nag da ngay am full ak fayda askan day am full ak fayda donc question bu njëkk bi moo doon ci wàllu tuuma yooyu noonu police voilà police ak lan la également parce que dañ bëgg comprendre lan mooy tuuma yi ñu teg sa kaw yëpp alors yooyu mooy laaj yu njëkk yi ñaari laaj yi mooy xaw ma la ñaari laaj li allez beneen laaj bi mooy waaw yow yaa bind ci sa page Facebook ne bés ni ki tey wala bés bu nekk dafa war a nekk Pathé Badiane pour président Macky Sall ak ñi nga xam ne moom président Macky Sall seen surga la ma ne leen léegi lan mooy wax ji ñu ne boo waxee Pathé Badiane da ngay yee fitna ma ne kon bàyyi leen jàngal école élémentaire que Maba Diakhou Ba mais résistant la parce que man bi may jàng Maba Diakhou Ba école élémentaire kenn musuma wax ne Maba Diakhou Ba en fait dafay yee fitna que dafay def insurrection man bu ma waxee Pathé Badiane parce que man itam lépp lu may bind lépp lu may wax c'est tamit pour éveiller les consciences pour que nit yi xam seen démb ak seen barki démb dafa am solo sénégalais yi africains yi xam ne Pathé Badiane amoon na fi maanaam ay nit yu ñuul ay sénégalais duma nañu français yi ca Pathé Badiane buñ ko xamulee dañuy continuer di jàpp ne ñun ay yaafus lañu ñun nit yu ñuul ñun africain ñun sénégalais ay yaafus lañu day yomb ñuy dem ci Total ñuy dem ci Auchan duñu wóolu suñu bopp duñu am estime de soi duñu fonk suñu bopp duñu gëm suñu bopp donc dafa am solo ñu leen di fàttali Maba Diakhou Ba ak Pathé Badiane Mame Bamba Aline Sitoé Diatta Yacine Boubou donc ma ne leen déet du pour yee fitna mais c'est pour wax ne dañuy résister parce que bu ñuy lim ñi nga xam ne ñoo doon xeex nooteel ñoo doon jàmmaanloog nooteel ci Afrique ak Sénégal kenn mënu si mooy ki nga xam ne mooy Maba Diakhou Ba donc bu ngeen bëggulee ñuy wax Maba Diakhou Ba voilà da ngeen ko fa jëlee. si question politique yi nag laaj nañ la ko. donc Pathé Badiane wax naa leen beneen bi mooy ñu ne ma waaw mais Babacar boobu ngay wax waxu fukki junni yi kuy Babacar boobu conférence de presse bi ngeen naroon organiser le lendemain ban conférence de presse la pour lan la voilà beneen bi mooy lan waaw yow yaa wax ne am ngeen benn plan contre Macky Sall ma ne leen war leen ma fi nga xam ne foofu laa ko waxee ba tey jii nii kenn génneewu ko donc xam nga ñuy nekk di sos mais dama bëgg a féliciter policiers yi nga xam ne ñooy liggéey dikk ay jàmbaar lañu ñu ci bëri pas forcément ñëpp ñi ci bëri dañoo jub ay patriotes lañu maanaam ay aji bëgg réew lañu waaye nag li ñuy def loo dikk du patriotisme li ñuy def loo dikk di ko këlli-këlee di ko foowee di ko jëfandikoo président Macky Sall ak ñi ñu àndal Antoine Diome et d'ailleurs bu ñu waxee Antoine Diome foog ñu profité wax lenn Antoine Diome procureur la woon parquet la nekkoon li tax ñu nommé Antoine Diome moo tax bi ñu ko nommé ñëpp suñu classe gi mais xamoon nañ li ñu doon xaar parce que nommé koo xam ne parquet la nekkoon ministère de l'intérieur mooy yow da ngay transformer ministère de l'intérieur en parquet bis da ngay transformer ministère de l'intérieur en procureur bis mu jiitu Bassirou Gueye loolu la fa nekkee depuis bi mu fi tekkee nga déposer lettre mu jàpp la waaw nga wax mu ne xaw ma lii donc moom mooy inventé charge yooyu moom Antoine Diome donc ñoom ñooy di këlli-këllee di foowee di discréditer li nga xam ne moom mooy les institutions de la République damay faral di fàtte ne
nu mu tudd préfet bu Ndakaaru saa bu ñu déposer manifestation contre les violences policières mu tere ñu ko et ci lay yi mu ne tentative de discrédit des institutions de la République maanaam yéen da ngeen bëgg a gàkkal deru police ne ko déet état du Sénégal mii di xool yenn ci policiers yi di saaga di yuuxu di dóor di rey citoyens yi moom ak policiers yooyu ñooy gàkkal police su Sénégal waaye tamit Antoine Diome mii di foowee ci ndigalu président Macky Sall dikk moom mooy discréditer la dikk finalement jaratul dara du tous malgré que am na ay policiers ay fonctionnaires très bien formés compétents du fii lañ doon xaaree fi ñu doon xaaree les institutions de la République mooy ndax ki doon wax ne da doon jënd 4500 kilos ñebbe ca kudd waaw fu mu dugal suñu xaalis directeur ak ministre yuy luubal alalu Sénégal ba tax amuñu sage-femme yu doy amuñu infirmier yu doy amuñu hôpital yu doy amuñu tali yu doy amuñu policier yu doy amuñu gendarme yu doy policiers yooyu ministre ak directeur yooyu di sàcc alalu Sénégal institution de la République nañu wax ci ñooñu te bàyyi Guy Marius Sagna. mais tey jii Guy ndax da ngeen doon défendre Ousmane Sonko en tant que tel wala ay principe ngeen doon défendre moom moo indi lii yëpp. xam nga dafa am kenn ku doon wax ne man dëgg moo ma tax a jóg même dëgg boobu bu fekkee sama noonu lay jëriñ xam nga li ñu def Karim Wade liquidation politique la maanaam faagaagal koo xam ne mun na xajamal palu président Macky Sall 2019 li ñu def Khalifa Sall tamit ñu xañ ko mu nekk candidat foofu tamit lañ koy dugal ñu jàpp ne ci tànk yooyu la ñu bëgg a dugg ak président ak ki nga xam ne moom mooy honorable député Ousmane Sonko. mais lu tax mënu leen woon jàpp rek mais affaire civile la nañ ko régler sur le terrain civil au lieu ñu ci laax lu ci bokkul. mais ndax dafa amoon ay prémices. bu ndobbin reyee sa maam boo gisee lu ñuul daw toog nañ seetaan amuñu taxawaay ba ca war xëy na contexte boobu mayuñu woon ñu am taxawaay boobu ndaxte PDS mu ngi doon soog a daanu. toog nañ seetaan ba ñu def ko ki nga xam ne moom mooy président Karim Meïssa Wade lu ñu ko def du dëgg du yoon fi ñu ko téye ca Qatar du dëgg du yoon nañ ko bàyyi mu ñibbisi dafa am sañ-sañ nekk candidat toog nañ tamit seetaan ñu ñuy wax ay waxu dugub ay waxu ceeb ba ñu def ko ki nga xam ne moom mooy en fait le président Khalifa Ababacar Sall ñu ngi toog di seetaan depuis 10 ans xaw ma 11 ans ñuy këlli-këllee Barthélémy Diaz reykat la du reykat 11 ans ci deewu Ndiaga Diouf mais bu ñu toogee seetaan la même chose moo nar a am fii ci ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko alors beneen bi mooy fan yi passé plutôt weer yi passé gis nañ li xew nee naa man Guy Marius Sagna man rek wane naa lan mooy justice sénégalaise man rek liñ ma def wane na lan mooy justice sénégalaise ndax mun nañ am kóolute am ndéet ci moom jàpp ma ñetti yoon 3 libertés provisoires loolu ku mu doyul ci ne justice bii dañ koy manipuler ku mu doyul ci ne justice bii dañ koy foowee ngir njëriñu président Macky Sall ak ñi mu àndal ak njëriñu ñi nga xam ne ñoom lay jaamu seen soxla muy seen maître impérialiste mooy ay France Union européenne ak ñoom seen d'accord ku mu doyul dara dootu la doy. mais tey jii on parle avant may ñëw ci Pape d'infiltration ndax jàpp ngeen ne seen biir dañ leen infiltrer parce que y a des autorités très autorisées yu génn di wax des forces tapis dans l'ombre des forces occultes de parler de terrorisme entre autres est-ce que yéen jàpp ngeen ne ci seen biir am na benn segg boo xam ne def ngeen ko ba amul ñoo xamante ne rax nañu ci seen biir. ñaar laa ci mën a wax benn bi mooy waaw ñun askanu Sénégal dafa am ñu ñu rax mooy ñi nga xam ne au lieu ñu jaamu soxla askanu Sénégal ñuy jaamu soxla ay doxandeem soxla borom doole yi nekk ci àddina bi ñooñu njëkk rax te ki ci jiitu mooy président Macky Sall bu amee ñi rax askanu Sénégal mooy ñi nga xam ne bu ñu yeewoo bu ñu gontoo nekkuñu ci soxla askanu Sénégal mais ñoom seen soxla bopp rawatina soxla d'accord ñi nga xam ne ñoo ñuy noot bu mu jàmm bi ak jatan bi nekk fi ba léegi muy benn ñaareel bi mooy wax dëgg yàlla xam nga mais terrorisme baatu tubaab la terrorisme fu mu jógee mooy jëfandikoo li ñuy woowee ci nasaraan la terreur mooy tiital donc terrorisme
mooy jëfandikoo tiital ci politique maanaam ngay politique yemuloo ci la force de l'argument ngay jëfandikoo tiital sa askan tiital say noon tiital ñi nga xam ne bokku leen gis-gis ngir yow sa gis-gis jàll loolu mooy terrorisme mais fii Sénégal kan mooy def terrorisme mais président Macky Sall tëj jàpp la tëj kan la jàppul kan la tëjul loolu mooy terrorisme mooy di la jàpp di la tëj di la dóor di la nëbb jant bi naa la dóor te sama loxo du la dal yóbbu la Qatar tëj la 2 at loolu mooy terrorisme donc bu amee ñuy def terrorisme fii président Macky Sall la le premier des terroristes mooy président Macky Sall donc man loolu laa mën a gum wax li ci des. accusation bi diis na de. waaw mais dama ko jëlee ci définition étymologique maanaam terrorisme dafa jóge ci terreur mooy jëfandikoo xoxotal tiitange foofu laa ko jëlee d'accord te du ma si dellu ginnaaw bu dee ci wàllu politique jëfandikoo tiitalaate di génne armée di génne nervi ñu naan déet ñuy seen ci char de combat yi xaw ma ay français ay militaires français ñu naan déet mais seen ngànnaay Macron jox leen ay arrivage yu bees tàkk loolu mooy terrorisme du leneen et d'ailleurs loolu dañuy indi ci li nga xam ne ñun moo ñu tax a jóg ci biir FRAPP mooy souveraineté populaire maanaam naka la ñuy fexee ba nguur gi ñu jëfandikoo ngir askan wi téye ko et non nguur gi benn président quel que soit son nom muy Macky Sall muy Ousmane Sonko muy ku mu munti doon li nga xam ne moom la débat bi di posé mooy état bi dañ ko war a jël jox ko askan wi doole bi dañ ko war a jël jox ko askan wi et non di ko jëfandikoo ngir dóor askan wi ngir daanu ci askan wi ngir téye ci mais votre posture Pape nga may ma foofu rek votre posture par rapport vis-à-vis de la France est-ce que tey jii ragalu leen ñu incriminer leen saccage yi nga xamante ne les entreprises françaises l'ont subi. Awa dama bëgg muy leer bi ma nekkee kaso dégg naa ay nit ay ñoom Innocence Tab Ndiaye ak xawma moom d'abord war na am gàcce nekk ci haut conseil xawma du dialogue social liggéeykat yi musuñu gën a torox ka jamono ji nekk ci institution yoo xam ne moo gën a inutile et budgétivore nañ ko jël te régler jafe-jafe askan wi rawatina jafe-jafe ndaw yi dégg naa ko moom ak ñeneen ñuy toog naan waaw dafa am ñoo xam ne ñu ngi naan France bëgguñu sax wax dégage ñun ñoo wax pour la souveraineté monétaire France dégage tey lañ koy gën a wax bu dee li ñuy coow nii yëpp jàpp yi yëpp c'est pour tiital ñu ba dootuñu waxati Auchan dégage bu yóbboo ñu xam ne tey la ñuy gën a wax pour la souveraineté monétaire France dégage maanaam France dafa war a génn ci suñu mbiru koppar ndaxte ab askan mënul génn ci ndóol te moomul kopparam te du ko jëfandikoo ngir ay béykatam ngir ñi nga xam ne mooy ay patron ak ñoom seen tey la ñuy gën a wax ne commerçante ak commerçant sénégalais ñu ngi ci weeru jigéen ñi nee nañ mais kan moo nekkoon fii di jooy ngir suñu yaay ak suñu jigéen yi nga xam ne ñu ngi ñàkk seen liggéey ndax d'accord bàyyi les grandes enseignes internationales ay ñoom Auchan ay ñoom Carrefour toog fii di xëccoo ay takku ñebbe ay takku xawma ay takku netetu ak suñuy jigéen ak suñuy yaay kan moo doon jooy fii est-ce que ñun fii la ñu wax ne ok ñun à la limite bañ ñu sax Auchan ak Carrefour toog fii mais Auchan dégage dafa am li mu ëmb ñu ne benn nañu def étude d'impact balaa ñoo leen di bàyyi ñu dugg nañu xayma ñii buñ fi duggee lan lañ fa nar a yàq nañu xool ci yeneen réew yi buñ fa duggee lan lañ fa yàq ba tax ñu mel ni gilets jaunes yi France di jooytu naan war nañ xoolaat ay Carrefour ay Walmart ay Lidl ay xawma genre yooyu mais ba léegi defuñu étude d'impact léegi ñu naan ndaw yi amuñu xëy mais ñàkk xëy bi fan la jóge seen yaay yi amatul xëy fan la jóge donc Auchan dégage loolu ci la bokkoon waxuñu woon rek Auchan dégage pour Auchan dégage nañu def étude d'impact kan moo jooyal d'accord suñu ay jigéen suñu ay commerçant waxuñu ne lépp lu ñuy def baax na mais mun nañ leen ñoŋal mun nañ leen dooleel mais doomi réew mooy tabax réew ñoom Auchan ñoom Carrefour ñoom Total ak ñoom seen dañuy ñëw tonni yóbbu li ëpp ci bénéfice yi dañuy tonni yóbbu
donc ñun tey la ñuy gën a wax ne ñun suñu équipe nationale économique suñu équipe nationale commerciale suñu équipe nationale xawma des patrons ñun ñooñu la ñu jiital suñu équipe nationale nappkat et non gaalu Union européenne ñun ñooñu yitteel donc Union européenne dégage nu ñuy waxee xawma mais France dégage noonu la ñuy waxee Union européenne dégageal suñu géej suñu nappkat yi mën a féex. d'accord alors ci Auchan dégage boobu noonu ci lay des sax parce que yéen a ngi prôné pour que Auchan dégage ak yu ni mel mais est-ce que xalaat ngeen également ci ginnaaw ñaata sénégalais yoo xam ne Auchan moo leen employé ñi nar a perte seen emploi 1700 emplois yoo xamante ne dañ nar a perte est-ce que sóoraale ngeen loolu également. mais ñu ngi leen di masawu coono loolu yëpp Pape Ndiaye waxoon nañ ko bi ñu doon xeex ci njëlbeenu Auchan dégage xam nga bu ñu waxee nañu def étude d'impact mais loolu xam nga ne kooku bëggul lu bon. kooku day naan. nañu xayma nañu jàngat nañu def ay xayma ay jàngat pour xool ñii buñ fi ñëwee li ñu nar a indi ak lu ñu nar a ñàkk ban moo ci ëpp mais ba tey jii nii amul président de la république amul xawma premier ministre wala ministre du commerce bu taxaw fii ne la am na étude d'impact bu leer bu démocratique bu transparente boo xam ne def nañ ko ci affaire bi donc tey jii nii kan moomu mën a wax ne li ñu nar a ñàkk ci Auchan ak Carrefour moo ëpp wala moo ñàkk ëpp li ñuy ñàkk ci suñu marché yi parce que man foofu laa koy analyser damay ne ok Auchan bu fi taxawee ndax Sénégal li mu nar a am moo nar a ëpp wala li mu nar a ñàkk mais loolu ay études moo koy joxe donc ñun ñooy aji bëgg réew mi ñun ñooy responsable yi état du Sénégal irresponsable la parce que bu responsable loon dina def étude d'impact mais ba léegi étude d'impact amul sénégalais yépp dañoo waroon wax nañu def étude d'impact parce que d'accord mais kan moo xam ndax du mais doomu commerçant yi nga xam ne ñoo ñàkk seen place ñoo dugg ci Auchan yi kan moo xam ndax du mais commerçant yi nga xam ne ñoo ñàkk seen place ñoo dugg ci Auchan yi mais kan moo ko xam lii lañ doon bañal Sénégal. ok kon ñun dañu war a décorer kon ñun président Macky Sall dafa war a dellu ginnaaw ne ñi doon wax Auchan dégage seen proposition d'accord ñu def étude d'impact benn ñaar ñu def assise nationale du commerce pour xool suñu jënd ak jaay ci biir réew bi lan moo tax mu toll fii suñu marché yi lan moo ci wàllu commerçant yi lan moo ci wàllu collectivité locale lan moo ci wàllu état lan moo ci suñu wàllu ñun lu tax ñuy jënd fii te duñu jënd fële ñun loolu la ñu waxoon assise nationale du commerce. kenn faale wuñu. d'accord mais Guy Marius dafa am loo xamante ni jaaxal na ma sénégalais yu bëri jaaxal bi mu leen jaaxal sax mooy mu tax ñu laaj est-ce que yow doo koo xamante ni pro Sonko nga wala politicien encagoulé wala koo xam ne da nga bokk Pastef parce que yéen ñi ngi leen jàpp altine mardi wala mercredi am na marche bu ngeen naroon def pour la libération des détenus politiques ak Sonko ak yu ni mel activisme bu métti bi nga wane ci mbirum pour taxawu Sonko défendre ko defoo ko woon en 2015 pour Karim Wade defoo ko woon en 2017 pour Khalifa Sall léegi pourquoi particulièrement pour kaaw Sonko ngeen dem bay def marche boo xamante ni di sàkku pour que ñu bàyyi ko. xam nga Pape ñun sénégalais yi la ñuy waxal et donc bu ñuy wax ak sénégalais yi dañuy wax te yàlla tax man Sonko taxul ñu xam ma FRAPP Sonko taxul ñu xam ko donc am na yoo xam ne buñ ko waxee xëy na dañoo bëgg a neexal débat rek. mais lu tax defu leen ko pour Karim Wade Khalifa Sall ak ñeneen ak ñeneen. non mais xaaral Pape d'abord FRAPP ak ñun bu ñuy commencer xeex ak même avant FRAPP boobu sax Pastef juddugul man biñ may jàpp xëy na 2014 place de l'indépendance man xëy na xaw ma woon Sonko xaw ma woon Pastef biñ may jàpp 2013 ak 9 enseignants yoo xam ne daanuñu woon jot payoor demuñu woon en fait en formation parce que ay jàngalekatu case des tout petits lañu boobu kan moo xamoon Sonko ak Pastef ñu jàpp ma ñu barré route nationale parce que da nga ne militantisme bu kii bi mais attends dañoo barré route nationale ñu tëj ma 5 jours ñu àtte ma d'accord 2014 ñu jëlee ma hôpital Sédhiou parce que dañ doon sàcc xaalisu hôpital Sédhiou waaw te ba léegi li ma doon wax 2014 ak 2013 boobu ba tey moo indi situation bi ci biir mbas mi suñu hôpitaux yi mënuñu dara donc c'est pas que ñun dañoo xaar ba Sonko wala Pastef exister pour ñun def ak xam li ñu war a def donc loolu laa bëggoon leeral d'abord benn ñaareel bi wax naa ko fi sànq dama ne benn li ñu def Karim Wade dëgg du yoon mais peut-être que contexte gi nga xam ne amoon na dañ ñu nax ndaxte benn ñun ñëpp bëggoon nañ mu leer. c'était une demande sociale. mu ngi mel ni ëllëg mu am président bu bees ñu ne dañuy topp xawma dañuy xool
ñoom président Macky Sall ñoom Aliou Sall xaw ma ñoom ñeneen ak ñeneen fan la ñu dugal xaalis bi. mais foofu gii je vais revenir à la charge parce que réponse bi nga ma jox satisfaire ma. d'accord parce que yéen seen marche bi objectif bi c'était clair libération Ousmane Sonko. ban marche. xam nga ñu ngi leen arrêté altine. waaw. mardi ou mercredi am na lu ngeen doon waajal. lan ngeen doon waajal. déedéet yow laa koy laaj. non yéen mardi lundi lañ leen arrêté mardi ou mercredi amul lu ngeen doon projeté. man de xaw ma wax dëgg yàlla. en tout cas Clédor moom leer na ci ay kàddoom ne ñoom am na loo xamante ne ñu ngi ko doon waajal. waaw mais Clédor nee naa la mu ngi bokk ci plateforme bu tudd le peuple. ñun bokkuñu fa. d'accord léegi yéen. donc man munu. voilà man da ngeen may laaj li frappe ak ñi mu àndal doon waaj ñun lundi lañ ñu jàpp et vraiment muy mardi muy mercredi muy toute la semaine ñun lundi bi ñu jàppee amul woon benn activité qui était prévue. donc ñun munoo wax Pape Ndiaye que ñun am na lu ñu doon waajal Clédor bu fi ñëwee ngeen poser ko question boobu lan moo tax deful la même chose pour Karim Wade ak Khalifa Sall mais man mënoo ma poser question boobu. léegi comme nangu woo tontu foofu je reformule la question. non Pape non damay reformuler. non bul wax nangu naa tontu dama la xamal ne waajuñu woon dara et kon argument boobu mënoo ko utiliser contre man ak frappe. d'accord Sénégalais yi lay jiiñ ne da ngay jàppale Sonko. xam nga jiiñuñu la ko ci Karim Wade jiiñu la ko ci Khalifa Sall. donc qu'est-ce que lan mooy particularité mbir mi sa combat ak pour ci proximité boobu noonu lan moo tax sénégalais rek viser Sonko rek voilà te waxuñu la ko woon ci Karim waxuñu la ko woon ci Khalifa. ñaar laa ciy tontu da ngeen di laaj sénégalais yooyu lu tax ñu may jiñ loolu muy benn ñaareel bi mooy sénégalais yooyu di ma jiñ loolu ñoom li leen déranger c'est pas ñoom lu ñuy woowee sama proximité ak Ousmane Sonko parce que tey jii nii bu ma àndoon ak président Macky Sall wala ma am proximité ak président Macky Sall waa APR yi may jiiñ proximité ak Ousmane Sonko duñ ma critiquer donc la critique du critique de principe. ok d'accord bu dee am na damay wax nii rek bu fekkee am na ñu jege président mais Karim Meïssa Wade ñoo xam ne xëy na ñu ngi may jiiñ sama proximité ak Ousmane Sonko bu ma jege woon en fait Karim Wade duñ ma critiquer donc ce n'est pas une critique de principe léegi nag nu mu tudd Pape man nëbbatuwuma ba pare dafa am débat yoo xam ne foog ñu dépasser ko léegi nag man mënuma tere nit yi di wax li ñuy wax. Pape 2017 man maa nekkoon directeur de campagne coalition Ndawi Askan Wi bu yóbbu Ousmane Sonko assemblée nationale nëbbatuwuma yéen ñëpp xam ngeen ko donc boo waxee dañ lay jiñ mais yéen vous connaissez les faits wax ji nag mooy ndax saay bu ñuy xeex ndax dañoo nangu suufu jàmbur da ngeen ñu dégg ñuy wax Pastef wala Ousmane Sonko loolu mooy wax ci ndaxte frappe ndax gis ngeen ne frappe lépp lu muy def d'accord day wax Ousmane Sonko wala Pastef non ce n'est pas vrai léegi nag wax ji mooy mais man bokk naa ci ñi nga xam ne Idrissa Seck bi ko Ablaye Wade doon noot ñun dañoo waxoon ni lii du dëgg du yoon donc dugguleet léegi nag bu weesoo aspect démocratique bi Ousmane Sonko dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo dogu mais dogu bu rëy ci jatan ak tënk bi nga xam ne ñun moom la ñuy dénoncer waaye taxul frappe am ligne indépendante am. d'accord alors yow nekkoon nga biir prison suivre nga li nga xamante ni moom moo xewoon ci biti manifester yu métti yi kas yi nit ñi ñàkk seen bakkan yow nga nekk biir prison di suivre loolu naka nga ko dundee woon événement yooyu. mais ak naxar ak métit di jaalewaat ñi nga xam ne ñàkk nañ seen mbokk ñaan suuf woyof seen kaw yàlla xare leen aljana ñi nga xam ne gaañu nañ si moo xam policier moo xam civil ñu wër ci nu mu gën a gaawee di masawu coono comme ni ma ko defee sànq pour yéen. waa TFM ak waa Sen TV ñëpp ñi nga xam ne am nañ ay yàq waaye waa ji da doon wax ne ku bëggul révolution pacifique di nga am révolution violente parce que foog ñuy analyser et comme dañuy wax ak askanu Sénégal am na débat boo xam ne buñ fa toog parce que buñ fa toogee wax rek la waaye du am njëriñ ci dégg-dégg. ku bëggul révolution pacifique di nga bëgg révolution violente révolution pacifique mooy lan mooy nit yi di wax ak yow ci jàmm ak salaam ne la defal lii bul supprimer premier ministre. waaw yaa ngi fàttaliku bokkoon naa ci ñeenti nit yi nga xam ne jàpp nañ leen buntu assemblée nationale bi ñuy supprimer poste premier ministre. depuis ay mois ñi nga xam ne mësuñu xeex contre la suppression du poste du premier ministre ñoom ñooy jooy li nga xam ne dañ ko supprimer. man dañ ma jàpp docteur Babacar Diop
ak ñoom seen ci buntu assemblée nationale. tey jii ne analyse yu bëri ñu ngi naan woy waruñu koon supprimer fu ñu nekkoon surtout yenn saa yi seen mbokk yi parce que dafa mel ni journalistes yi dañoo jàpp ne ñoom du ñuy citoyen non damay fàttali ne man assistant social la bu fekkee damay def comme yéen wala comme yenn journalistes yi def assistant social toog def journalisme toog mais kan mooy xeex pour réew mi kan mooy xeex pour réew mi je suis assistant social. da nga bëgg journalistes yi dem sur le terrain. mais ce sont pas des citoyens ak yu ni mel. ce sont pas des citoyens. kon li ngeen di def mais y a des journalistes qui se sont engagés également. non absolument non waxuma ne amul de. waaye dama bëgg ne parfois la critique est très facile surtout au niveau des journalistes. la critique est très facile man dama am sama liggéey comme yéen ñeneen am seen liggéey comme yéen ñuy liggéey di wàcc wala ñu leen di buntu xatal ci seen liggéey ndax seen engagement. yenn analyse nag bëgg lu yomb ba dee toog defuñu dara lu dul analyser di la critiquer c'est trop facile aussi il faut faire la critique à certains analystes réew mi ñun ñoo ko bokk de. sauf que du ñuy wax ci télé ñëpp ay journalistes lañu aussi. non alors je dis la grande famille des journalistes. mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci média bi di analyser parfois. d'accord c'est pas pour remettre en cause seen critique. d'accord dañoo war a def. mais ci analyse journaliste yooyu ngay wax dañuy ñëw ci le cas Madiambal Diagne def na analyse am wax na li nga xamante ne moom la situation boobu jur ak li ko sookeek yi ni mel mu mel ni benn problème mu ethnicisme également coowul Ousmane Sonko gi jur na ko et la verte Casamance est très visée dans ce problème là. coowal jooju xaarul coowal Ousmane Sonko pour judd ñun ay at a ngi ñu ngi naan attention nañu moytu ndaxte lii ñuy gis nii mooy lu ñuy woowee manipulation des sentiments ethniques religieux et confrériques maanaam jëfandikoo waasoo di foowee waasoo ak diine ak tarixa ngir falu wala ngir yàgg ci nguur commencé wul ak coowal Ousmane Sonko bi ana Penda Ba bu saaga woon voilà benn waaso fu mu mujj ñu fayal ko ay vacances donc duggulet ana Aliou Dembourou Sow mu ne dañoo war a fexe ba waaso sangam des ci nguur gi fu mu mujj donc Madiambal Diagne ci foofu la nekk Yoro Dia ci foofu la nekk naan la ñoominka la petite ñoominka la pauvre ñoominka ñii bu ñu leen toppee dañoo war a taal réew mi moo tax ñun benn ñuy wax ak askanu Sénégal ñaar ñuy artu ñi nga xam ne dañuy foowee diine waaso ak tarixa ngir yàgg ci nguur gi halte à la manipulation des sentiments ethniques religieux et confrériques ndaxte lu bëri mun nañ ko warante lu bëri mun nañ ci indi coow mun nañ xulloo ak xeex suñu biir waaye mbiru waaso mbiru diine mbiru tarixa mooy li ñuy woowee des matières inflammables maanaam dafa gaaw a tàkk taal na Côte d'Ivoire taal na Rwanda taal na feneen ak feneen dinañ xam kañ lay tàkk waaye du ñu xam kañ lay fay taal na Irak d'accord mu ngi taal feneen ak feneen donc man damay ñaawlu taxawaayu Madiambal Diagne ci coow li Yoro Dia bind li Aliou Dembourou Sow wax li Malick Sow ministre de la justice Malick Sall plutôt wax li Penda Ba wax d'accord te ku wax leneen loo xam ne mooy lu gën a tuuti waaw ñu jàpp la tëj nëbb la jant bi donc c'est de la manipulation des sentiments religieux waaye lenn rek moo ko tax a jóg c'est pas que dañoo bëgg a joolaa yi wala dañoo bañ joolaa yi de déedéet ñii di tudd joolaa yi di foowee waasoo joolaa di foowee waasoo ñominka di foowee waasoo pulaar di foowee waasoo pël c'est pas que dañ leen bañ de c'est quoi le but visé c'est pas que dañ leen bëgg le but visé mooy lenn rek fexe ba féewale nit yi diviser pour mieux régner féewale nit yi ngir des féewale nit yi ngir falu féewale nit yi ngir yàgg ci nguur gi loolu dong la léegi nag ñun ñoo ko war a bañ xam ne mais attends tey jii nii école bi nga xam ne ñoom dañ ko yàq mais ba école boobu ku ciy dem séeréer pël basari koñaagi jaaxanke saraxole ñëpp fay dem hôpital bi nga xam ne dañ ko yàq saboté ko ndaxte ñoom am nañ xaalis pour fayal seen doom jàng am nañ xaalis pour yóbbu seen doom ñu wësin xawma bitim réew kan moo fay faju séeréer pël ñoominka c'est ñëpp wolof joola
donc ça veut dire que amul problème waaso amul problème diine amul problème tarixa. mais celui qui doit siffler la fin de la récréation l'a fait mooy le président Macky Sall parce qu'il joue la carte de l'apaisement tey jii. kon mun na am circonstance atténuante gi ndax bi nga génnee ba léegi itam jàng nga situation bi jàng nga li nga xamante ne président def na ko ci ba nga xamante ne la carte de l'apaisement boobu moo indi benn dégel ba ñu libéré ñoom Birame Souleye ak ñoom Abbas. tey jii kon président mën na am circonstance atténuante et il a reconnu également qu'il a gouvernance am na yu des surtout par rapport à l'emploi des jeunes kon tey jii ñi génn di wax ñëpp c'est des brebis galeuses yuy génn di wax mais c'est pas sous l'ordre du chef. Tant que président Macky Sall ak APR sanctionné wuñu ñi bokk ci ñoom te ñuy foowee waasoo ak diine ak tarixa te ñu xam ne mën na taal réew. d'accord mënuma gëm ne d'accord président Macky Sall ak APR set nañ ci déedéet li am mooy tant que ñu ngi saaga ñeneen ñi ñoom baax na mais saay bu ñu waxee président Macky Sall mënul am troisième mandat foofu lañ leen di sanctionner waaye mun nga foowee waasoo yi mun nga foowee tarixa yi mun nga foowee diine yi ak ñoom seen dara du la ci fekk ñun foofu la ñuy xaaree président Macky Sall ak APR donc pour man ce n'est pas la carte de l'apaisement déedéet loolu du carte de l'apaisement parce que ces propos sont d'une gravité incroyable extrême ku xam luy foowee waasoo ak diine ak tarixa utu yi jël jaas yi mekki tutsi yi jël jaas yi wax dëgg yàlla nañu laaj Boubacar Boris Diop suñu mbokk Boubacar Boris Diop. ñu bind ay téere ci fànn. Le séjour en prison il faut qu'on en parle aussi hein. waaw mais donc c'est de l'irresponsabilité. Le président Macky Sall dafa irresponsable sur ce plan-là ainsi que sur d'autres plans. ndaxte warul toog seetaan ndax ay coowal troisième mandat ndax ay coowal des ci nguur gi ndax ay coowal alalu àddina ak ñoom seen muy toog seetaan njabootam ñi bokk ci moom di bind lu leen neex di def lu leen neex te bu ñu moytuwulee fu ñu jëm du baax fii balaa ñoomaa jàpp la ñu def conférence de presse wax ne bi ñu jàppee ay manifestants dañ leen laaj ndax Casamance ngeen jóge ndax Joola ngeen. c'est extrêmement grave. mais tey jii reconnaître na quand même ay erreurs yoo xamante ne ci gouvernance am na ci surtout par rapport ak l'emploi des jeunes tey jii il est prêt à mettre 350 milliards pour réparer cette injustice là et cette erreur là tey jii kon circonstance atténuante bi may wax mun na tombalee foofu pour ngeen jox ko bàyyi ko mu dérouler. le temps de voir président Macky Sall rëccuwul tous parce que fan la ñuy jàppee ne dafa rëccu dara. mooy géej gi nga xam ne da ko wanteer jaay ko borom doole yi Union européenne géej googu mu jox ci pàcc bu ëpp solo suñu ay nappkat fekk defu ko même bu génnee woon junni milliards yoo xam ne sax moom ay militants wam seeni jarbaat ñoo ko nar en fait mais pàccoo fekk deful lu mel noonu mais nappkatu Sénégal du am tedd nga fekk mu ngi bàyyi borom doole yi nekk ci Sénégal ak borom doole bitim réew ay espagnol ay italien ay français ñuy ñëw aaki moo suñu suuf béykat yi amatuñu suuf mais béykat bu amul suuf torox nga. ndax da ngay am suuf sax béy nu mu waree nga ndóol rawatina nag bu ñu nangoo sa suuf. xam naa ne Pape séjour carcéral bi intéressé na waaw maa ngi daaneel fekk mu ngi seetaan. les entreprises ñuy licencier ay travailleurs nu mu leen neexee liggéeykat musul gën a torox. que sous président Macky Sall d'accord fekk mu ngi leen di licencier. ñuy toog di leen di seetaan mu leen di licencier ay licenciement arbitraire bi ci mujj xaw ma King Fahd Palace. bi ci mujj xaw ma teeru bi ci mujj mooy usine zircon ca Diogo ak ñoom seen fekk ñu ngi toog seetaan yooyu mais liggéeykat fan lay amee ci tedd nga donc loolu mooy wax ci pour man loolu mooy rëccu remettre en cause. fekk mu ngi signé ay accords de partenariat économique yi nga xam ne d'accord day jël réew mi. jox ko borom doole yi nekk bitim réew. loolu mooy remise en cause. mais tey jii l'affaire Ousmane Sonko li muy wane moo di ne ñu gis beneen recomposition politique boo xamante ne mi ngi tàmbali di am. Ousmane Sonko dafa am benn principe bu mu doon défendre am idéologie bu mu yëkkati woon tey jii mi ngi dox ay tànk nemmeeku ay tànk de remerciement mais ay alliance également di commencer wu di nouer tey jii tey lan moo ci seen position yéen ñi nga xamante ne vous vous êtes démarqué depuis lors ne vous soutenez le peuple. askan wi ngeen fi nekkal vous ne vous rangez pas du côté des politiciens. waaw xam nga mais parti politique li ko tax a jóg mooy ñu fal ko. moo xam ñu fal ko
maanaam ci communes yi ci gox-goxaan yi ñu fal ko assemblée nationale wala ñu fal ko présidence de la république mais ñoom lépp lu ñu mën a def pour wax ak askan wi pour dooleel seen bopp pour wax ak ñeneen pour ñu ànd ba ñu fal leen ñun gisuñu ci problème loolu mënuñu sax débat pour man loolu du débat ñun en tout cas ku mel ni FRAPP ñun mouvement citoyen lañu ñun suñu taxawaay nekkul en tant que FRAPP nekk président de la république suñu taxawaay en tant que FRAPP nekkul ñu fal yu assemblée nationale suñu taxawaay en tant que FRAPP c'est pas que ñu ne FRAPP mu ngi woote pour ñu votel Pape wala Awa déedéet suñu tànk en tant que FRAPP mooy fexe ba sénégalais yi xam ne fekk jatang bi dagguñu ko Sénégal ak Afrique du génn ci ndóol ñaar fekk itam d'accord askanu Sénégal moomul nguur gi jëlee ko ci loxo politiciens yi ak ku munti falu nag constitution bii système politique bii système électoral bii fekk mu ngi continuer ku munti falu quel que soit ton nom d'accord ngay góor ngay jigéen ngay mag ngay daw d'accord mbir mi du changer ñun lii moo ñu tax a jóg fexe ba xel yi ñun nit xel yi fexe ba tënk yi nga xam ne jéng yi nga xam ne parce que jéng yi ci wàllu koom la ci wàllu koppar la ci wàllu en fait kaaraange la ci wàllu sax làkk bi ñuy jëfandikoo ci école waaye jéng yi tamit ci xel yi la. donc ñun en tant que FRAPP suñu liggéey mooy fexe ba jéng yi nga xam ne moo nekk ci xel yi ñu dindi ko pour askanu Sénégal askanu Afrique xam boppam moom boppam gëm boppam ba dëggal boppam. mais tey jii dossier Ousmane Sonko taxoon na seen interpellation mu am dossier boobu ba tey jii mi ngi wéy di continuer ndax li ngeen di duggoon ci xeex bi da ngeen koy wéyal ba léegi parce que président Sonko waxoon na deuxième vague boobu lan moo ko mën a yeewaat tey jii ak lan moo ciy seen position yéen. M2D mu ngi fii je crois que bi ñuy taxawal M2D man maa ngi nekkoon kaso donc M2D je crois que yéen a ma gën a xam am na 10 points de revendication ñun loolu lañu mën gum wax mais je crois que li nga xam ne moom mooy lu am solo li ñu mën a jàpp xëy na ci kàddu Ousmane Sonko mooy aux mêmes causes les mêmes effets mooy na woon fa woon c'est-à-dire que lii indi askan wi génn te Ousmane Sonko li ñu jàpp ne complot la tentative de liquidation la naka la ñuy fexelee koo xam ne pour man président Macky Sall ak France ak ñeneen dañ ko ragal ci la bokk mais pas moom rek askan wi tamit dafa sonn ci ni ñu koy nootee mais loolu bu continuer li amoon day amaat. mais tey jii suivre nga la sortie de Adji Sarr la sortie de Ousmane Sonko par rapport à ce dossier là ban lecture nga ci am lan nga ci tënk. xam nga ndax thèse complot bi évoqué nañ ko naam mais dégg nga ñaari parti yëpp ku ci nekk li nga ciy wax. dégg seetaan naa en fait bi ma nekkee kaso ku ci nekk en fait li nga xam ne moom nga ci wax mais ñun waa FRAPP li ñu jàpp mooy yoon na def liggéeyam. mais yoon bi ngeen di récuser yéen. waaw yoon bi ñuy récuser ñun yoon bi nga xam ne charge yi nga xam ne moom la defoon sama ndodd man